ci Al Azhar di université daanaka bi gën a mag boo koy xool ci kàllaama arab ak ci wàllu l'islam def nañu benn revue en 1995 et Al Azhar disait, je cite, grâce à Seydi Hadji Malick Sy, l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal, en créant des écoles, des mosquées, des zawiyas. Il a aussi formé de brillants érudits qui se sont éparpillés dans tous les coins du pays, telle l'expansion de la lumière dans l'obscurité. Loolu man waxuma ko waa Al Azhar ñoo ko wax ci atum 1995 ñu ne ginnaaw yàlla Seydi Hadji Malick Sy yaatal na l'islam ci réewam muy Sénégal bi nga xamante ni taxawaloon na ay école ay madersa taxawal na ay juma ak i zawiya yoo xam ne formé na ci ay muqaddam yu yaatoo yaatu ñooñu tasaaroo ci biir réew mi ci bépp koñu réew mi ba nga xam ni mu mel nu lumière buy génne ci lëndëm daal di leeral l'islam ci biir Sénégal keneen ci Maroc muy Cheikh Soukayrij disait, et il désignait El Hadji Malick Sy comme le legs béni des anciennes aux nouvelles générations. moom borom xam-xam boobu nekk ci Maroc nekkoon ci Maroc ñu xamee ko ci Cheikh Soukayrij la mu waxoon ci maam Hadji Malick nee na dafa nekkoon ndono boo xam ne bu barkeel la ndono bu barkeel bu jógee ci mag ñu njëkk ña jëm ci génération yu tey yi kon loolu ay témoignage la yoo xam ne rawatina nag war nañu interpeller ñun waa Sénégal rawatina ndaw ñi war a gëstu ngir xam dundam ak jàngalem lan la ci def ak lan la ñu bàyyee tey ji moom Seydi Hadji Malick li ma ci bëgg a wax mooy dans un monde en perte de repère Seydi Hadji Malick Sy par ses enseignements est comme un phare au milieu d'une mer agitée. Un phare au milieu d'une mer agitée, diffusant une lumière éclatante pour orienter les âmes vers des rivages sûrs. xanaa loolu dama koy jéem a firi rek ma ne donc ci jamono jii ñu nekk di jamono bu jaxasoo jamono boo xam ne kenn xamatul lu baax ak lu bon jamono ju mel noonu nag suñu maam Seydi Hadji Malick Sy ci ay jàngaleem dafa mel ni ku nekk ci digg géej goo xam ni nu ab faar bu leer nañ nag bu lay won yoon bi nga war a jaar ba yegg ci tefes bu wóor boo xam ni moo lay tax a mucc loolu daf ko defoon ngir orienter xol yi ak jëmm yi yóbbu leen ci leer ma yokk si na Seydi Hadji Malick Sy nous éclaire parce qu'il possédait le savoir dafa ñuy jox leer dañu leeral ndax dafa yoroon xam-xam ko sàkku woon téye ko te ku ne xam na ne xam-xam mooy leer boo amee xam-xam da nga leeral sa yoon leeral yoonu ñeneen quand on est possédé par son savoir waaye bu la sax xam-xam nag wëree ba jey la su boobaa xam-xam boobu dana dem ba gëlëmal la daf lay éblouir nga daal di réer yow ci sa bopp ndax dootoo gis ndax koo xam ne kii gisatul
mënatul gis yoon mënatul teg boppam ci yoon te kooka dootul mën woon kenn yoon boo xam ne nit dana ci mën a jaar ba yegg fi mu war a jëm waaye suñu borom subhaanahu wa taala dimbale na Seydi Hadji Malick Sy ba nga xam ne moom lumière bi mu ko may mooy lumière buy leeral yoon bi nga xam ne leeral na yoonam leeral àddunaam waaye leeral àdduna ñi nga xam ne ñoo topp ci moom kon nag li moo waral centenaire bi occasion la bu am solo non seulement ñu koy fàttali mooy commémoration waaye ñu branché waat na ko suñu papa ju baax ji doon waxee sëñ Mansour borom daara ji branché moom dafa bëggoon branché sëñ Mansour dafa bëggoon branché ñu ñëwaat mu branché ñu à la source de la lumière pour éclairer notre chemin en nous réappropriant les enseignements de Maodo Malick Sy lii moo tax ma ne xalif bi sëñ Ababacar wareef la ci man devoir la ci man ma indil la bépp assistance bu état war a indil Tiwaawan war ko indil diine ji loolu duma si mos a jóge ndax sunu wareef la waaye it lu ñu bëgg suñu biir xol la yaakaar naa ne moo waral lii ñu fi tàmbali ay tàmbali la rek jumaa ji ñoom ñoo ko def xadara tijaan bi ñoo ko def ñun dañ ciy dugal suñu loxo di ci barkeelu wax naa léegi Mohamad Makhtar Cissé bi jiite kuréel gi danañ ci dugalaat suñu loxo gannaaw lañ ci defoon ngir liggéey bi mën a pare fii ak at mi jeex bu ci yàlla àndee muy jumaa joo xam ne ku ko gis dana naw Tiwaawoon dana sant xalif bi dana sant ñëpp ñi ci liggéey yaakaar naa ne jumaa ji bu pare hôpital bu bees bi ma tegoon tey léegi xeer bi ànd si ak sëñ Mansour Dabakh mooy hôpital boo xam ne fa la ñuy yem ci wàllu technique xarala ak matériel 300 lal la hôpital universitaire la ñu ngi ko tuddee bi ma waxtaanee xalif bi moo joxe tur wi hôpital Sidi El Hadji Malick Sy de Tivaouane incha allah fas yéene naa ko liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett ministre de la santé docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye dana ko saytu waaye daañu defaraat nag hôpital maam Abdoul Aziz Sy Dabakh defaraat ko ba nga xam ne mbokk yi danañu am aussi fu nu fajoo fu wér a wér xam ngeen ni maa ngi defaraat beneen autoroute boo xam ne dina jaar fii ci Tivaouane jëm Ndar loolu balaa at bi jeex bu ci yàlla àndee liggéey boobu dana tàmbali te autoroute boobu bu pare ñëw Tivaouane dana yomb lool loolu moo doon li ma bëggoon wax xalif bi di ko sant nag bu baax di ko gërëm nga jottalil ma ko samay ngërëm sëñ Mansour maa ngi koy ziyaare lu bare bare ndax ba may jàppale wax dëgg yàlla nekkagul xalif général ba may jàppale nekkaguma président de la république kóllëre gu rëy moo dox suñu diggante booba ñu ngi may wutali tur te dama waxoon rek loo xam ne wax ju rafet la waaye ñu wëlbati ko ay politiciens nan dama ne sëriñ si ay simple citoyen lañu yàlla xam na ne waxuma woon simple citoyen dama ne ay citoyen lañu muy dëgg citoyen moo ñu bokk ci réew mi di waa réew mi kon moom sëriñ bi sëñ Mansour Sy Djamil mu ngi koy fàttali sànq
coow li bëri ñu ne ndax damay ñëw Tivaouane am déet moo ne ma na ñëw keroog ba ma ñëwee moo jël kàddu wax ci wax joo xam ne fa la wax jooju fee ndax ku ko xam ci dëggoom keroog daf ne bu ñu nekkul citoyen lan la ñu doon. kon maa ngi koy sant di ko gërëm di ko xamal ne lépp lu mu yëkkati dinañ ci dugal suñu doole ak suñu loxo dugal ci accompagnement bu état bi pour que Tivaouane nekk aussi une ville sainte boo xam ne lépp luy màndarga bu dëkk bu mag war a am dana ko am. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñi fi teew ñëpp waroon naa jaar ci tur yi waaye guddi na te yàlla xam na ne ëllëg dama war a dem Allemagne réunion du G7 waaye bés bi nekk na bés bu am solo sant nañ ci bu baax gërëm bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.